waaw asalaamaaleykum sama mbokki baal bool yi asalaamaaleykum yéen waa Sénégal asalaamaaleykum fépp foo xamante ne ni doomu Jurbel ma nga fay yeewoo ci jamono ji nii may àddoo sama kaddu di jib damay bàyyi rek ñu déglu benn élément boo xam ne suñu benn mbokk bawol bawol di doomu bawol nekk chauffeur ambulancier moom moo ko yëkkati bu ñu dégloo kàddu yooyu ba noppi nag ñu dal di ñëw indiwaat ay yeneen leeral ndax lu baax la ci kenn ku nekk bàyyi ci xel xam ne njaareem suñu dëkk la ak luñ mën di am war nañ ko di gestu dégg-dégg. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum yéen suñu mbokki Sénégal yi suñu mbokki sénégalais yi nekk ci biir Sénégal suñu mbokki bawol yi nekk ci biir Sénégal ak suñu mbokki bawol yi nga xam ne ñu ngi nekk ci diaspora bi ndaw lu dëkk ci région de Diourbel département bu Diourbel arrondissement bu Ndindi village bu ñuy wax Jongo di Maguette Niang di yëngu ci secteur de la santé di ci occuper fonction wu chauffeur ambulancier di servir ci département bu Mbacké di servir ci centre de santé bu Mbacké di agent au conseil départemental bu Mbacké moo ñëw ak l'ensemble des chauffeurs ambulanciers de la région de Diourbel di waxtaan di lancer waale un appel à nos jeunes patriotes Bawol qui sont à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, je veux nommer le diaspora. C'était juste pour rappeler l'importance d'une ambulance dans une localité, en demandant un soutien aux acteurs et jeunes du Baol, sans exception nag bàyyiwuñu kenn ñu bàyyi xel le secteur de la santé, en l'occurrence benn service bu nekk ci biir muy les ambulanciers duma wax ne amul ay dérive am na duma wax ne liggéey bi yomb na non yombul ay métti ngi ci yu ñuy dund te li ko waral bokk na ci un manque de formation mooy je peux dire ñu ngi am formation à l'intérieur du structure là où ils travaillent mais am na loo xam ne dañ ko baaxoo di ko def ci Sénégal ci tous les services muy le renforcement de capacité ñun amuñu loolu les ambulanciers amuñu un renforcement de capacité et de mon point de vue man damaa gis ne l'ambulancier bokk na ci ñiy njëkk ci malade l'ambulancier bokk na ci ñiy njëkk ci malade bi ñu toll ci jamono yi ñu nekk ci nouvelle technologie
y en a des ambulances médicalisées modèle yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw jamono yi ñu toll nii bokkut ak mode ambulance yi nga xam ne ñoom ñoo amoon bu njëkk mooy yëpp malade bi tëral ko ci lal bi départ daw. Tu pourrais avoir un malade en quittant avec un malade de Matam jusqu'à Dakar, de Kédougou jusqu'à Dakar, avec une assistante à l'intérieur du véhicule. te bu njëkk loolu amutoon ci loolu nag ci la groupe bii nii di groupe di ambulanciers yi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans la région de Diourbel ci baatub Maguette Niang doon sàkku ci ndaw ñi nga xam ne ñi ngi dëkk dans la région de Diourbel te nekk ci diaspora bi nekk ci biir réew bi y compris les ministres les DG ñu jàppale groupe boobu pour ñu mën a am une formation de renforcement de capacité de 70 ambulanciers yoo xam ne choisir nañ leen ba pare choisir nañ le nombre def nañ répartition bi département bu nekk ak la muy am ci ñooñu ñu tànn ci ay ambulanciers yoo xam ne bëgg nañu ñu defal leen formation di sàkku ci formation yooyu capitaine bi nga xam ne moom moo yore caserne sapeur pompier bu Diourbel ak les 3 médecins chefs de région pour ñu tànnal ñu ay formateurs des infirmiers ak les secouristes du département de Mbacké, de Diourbel et de Bambey ak ñetti mag ci département bu Diourbel département bu Bambey département bu Mbacké yoo xam ne ay chauffeur la ñu woon nekkoon ay ambulancier am lu ñu dund ci biir hôpital ba fii ñu toll tey ñu war cee yee ndaw ñooñu loolu lañ doon sàkku defar nañ projet bi ba pare am na certains kilifa yoo xam ne envoyé nañ leen li nga xam ne moom mooy bëgg-bëgg bi ñoo ngi déglu ñooñu loolu moo waral ma génnaat tey pour ñu dolliwaat yëgle bi ni ñoo ngi sàkku bépp jeune boo xam ne yaa ngi nekk bitim réew te bëgg noo dimbale pour que formation boobu noonu seen chauffeur ambulancier yi nga xam ne ñoo nekk dans le département de Diourbel le département de Mbacké le département de Bambey ñu mën a am formation boobu une formation de renforcement de capacité ci secteur bi nga xam ne ci la ñuy liggéey di leen sant di nuyu tous les Sénégalais di nuyu tous les Bawol di ñaan yàlla suñu vidéo bi mu fekk leen ci jàmm di ñaan yàlla mu dellu si ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew ci jàmm di leen ñaanal ni tamit ñuy dégg njaboot gi ci jàmm ci barke Nabi Moustapha jërë ngeen jëf. nii kon ñun ñëpp ñoo ko déggandoo suñu mbokk mi yëkkati kàddoom doon doom Diourbel nekk ambulancier ci région bu Diourbel département bu Mbacké centre de santé bu Mbacké yëkkati ay kàddoom ci turu bépp ambulancier boo xamante ne ni yaa ngi nekk ci région bu Diourbel di fa liggéeyee di fa yëngatoo ngeen dégg ko li nga xamante ni moom la yëkkati ci kàddu ak li nga xamante ni moom mooy seeni jooy seeni doléance mu nekk formation jëm ci wàllu seen liggéey ndax li mu wax lu yenu maanaa la jamono dafay dox te ku nekk xam na ni ambulance yi amoon bu njëkk ak ambulance yi am léegi bokkuñu yemuñu ndax technologie bi dafay avancé kon dafay laaj ñi nga xamante ni jot ñu woon a am formation jëm ci wàllu ambulancier ñu fexe ba ñu am formation de base bi ñi jotoon na am benn formation ci ay jamono ñu defal leen li ñuy wax formation de renforcement de capacité ngir ñu
mën a am xarañte surtout ci wàllu nouvelle technologie yi ak avancé bi nga xamante ne ni ambulance yi avancé nañ ko. kon daal li laa amoon ci li ma leen doon indil tey ci seen émission bi ñuy tuddee gis-gis wala point de vue gis-gis wala point de vue nag nekk na émission boo xamante ni dafay yëngatu ci lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu développement jëm ci wàllu éducation jëm ci lépp loo xamante ni daal askan bi soxla nañu ko wala askan bi am nañu lu ñu ci bëgg di ko joytu ñu fexe ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko war a dégg ñu jot ko li leen indiloon tey di leen dig daje bu beneen yoone incha allah ci seen beneen émission bi gis-gis wala point de vue fii ci la chaîne B3 TV Baol Bourg-en-Bresse.tv. C'est votre chaîne, la chaîne de tous les Baol ak fépp fu ñu mën di nekk ci àdduna bi war nga këpp jërë ngeen jëf